a fës ci xibaar. mu ngi noonu xibaar yi Cheikh Tidiane ak léegi gën a fës bokk na ci tiis wi dalate ci kaw réew mi laata ñu ciy wax ñu dalal Abdoulaye Cissé ci jàngat bi Abdoulaye ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay di am mbégte dama leen doon déglu sànq nag laata may yegg si. ngeen bëgg a yëkkati jotaay boo xam ne fag moo barkeeloo ci muy ci xar yi ak tabaski bi. dégg naa ngeen naan yëkkati nañ jotaay bi. dama dégg mbokku Ismaïla Sow yi. mu doon wax ni sàmmkat yi ñu ngi ñaan président de la république mu ne bu ñu dimbaliwul. di nga gis sàmm bu daw génn réew mi balaa ñu koy laaj bor. kii daanelee léegi ci Juan Carlos fële ci Espagne. daw génn réewam parce que dañ koy tuumal mbuxum. fii éleveurs yi ne li ñu financé ci campagne bi xamuñu fu ñu koy fayee. mais gis nga jàngat bi mu war a indi. chaque année tabaski. ñu ne nangami million xar la ñu soxla ci biir million ak lu teg. mais chaque année xar yi lamb. li ñu war a jàngat mooy est-ce que chiffres yi ñuy joxe. est-ce que réel la vraiment parce que aussi di wax ni million xar la ñu soxla. chaque année mu des 500 000 xar. ci loxo nit ñi. baax na ñu taxaw xool statistiques yi nga xam moom la ñuy joxe. te nag jàngat aussi ndax jot na vraiment ñuy jéggaani xar yi. Lamine Samba it wax fi sànq loo xam ne nii xëy na bon dem na waaye nag na ko teg ci suuf parce que xar jaay ko. gëw ma ni ci kóllëre la ñi nga xam ni ñii ay teefanke di indee xar. yaakaaruñu ci xam naa Fati wala xam naa Cheikh dañuy indi pour jàll. nit ñi ñëw jënd xëy na nag tey am na xeetu jaay yoo xam ne jaayu kóllëre la ak ñi nga xam ne mel ne ki Lamine am nañu seen baat fu mu yegg ñooñu ñooñu beneen kii la mais sàmm bi nga xam day indi xaram kooku moom soxlawul xam Modou Fall soxlawul xam Faat day ñëw rek jàll coggal bi ku ci ñëw tànn comme ñun yooyu lañu maaseel ñun ci yooyu la ñuy jënd mais vraiment baax na statistiques yi bu ñu ko xoolul dinañu indil njuumte lu bëri chaque année te soutien bi mu wax aussi lu am solo la état bi dimbali leen quand même parce que comme ci réew mi leen bokk bu dee wàllu agriculture calamité bu amee am na li naan ay fonds calamité ñoom jarlewul je pense que état bi am na ay jumtukaay yoo xam ne war na koo def ngir jàppale leen très bien mais ñàkk jarle bi tamit ak ki la faute dañuy wax ak ki la faute est-ce que xëy na suñ wax suñ ci laxasu woon jaan est-ce que dina lam non c'est la crise xam nga ne exemple bi ñu joxe mooy crise su amee nga gis ni pouvoir d'achat nit ñi wàññeeku na yow tamit soo yëkkatee sa njëg tamit dañuy liggéey ñaata lañ def investir aussi mais loolu yëpp la constante mooy chaque année même problème bi am c'est-à-dire xar chaque année day lamb non dina am léeg-léeg ay xar yu nga xam te ni année yoo xam te ni xar day jeex ba gars yi di tabaski ay xar yu jigéen tey jii c'est vrai tey am année yoo xam ne day jeex léegi cette fois-ci man damay jàpp est-ce que du erreur peut-être communicationnelle bu ministre de l'élevage parce que boo xoolee bi tabaski bi jubsee ay ñetti semaines ci ginnaaw dafa ni teel leen jëndi ci xar c'est-à-dire dafa sous-entendre que ni xar day manqué léegi sénégalais yi après dem jëndi ji éleveurs yi également ñoom tamit indi am yaakaar ni dana jeex far malheureusement li Lamine Samba wax Covid bi laal njaboot yu bari ñi daan rey juróom ñaari xar benn lañ mujj rey donc jàpp naa ni Covid bi dugal na ci kii bu baax. te en plus investissement bi ñu wax ni sooy investir tu prends des risques rien ne dit que li nga investir di nga ko jotaat wala tu vas faire di nga def affaire léegi nag fekkee képp ku investir affaire yi mooy ngay dem di laaj dédommagement. kii dina bari de requête yi dina bari de. c'est différent parce que état bi. moom moo leen di pousser ne leen ñu yar xar yi pour jaay ko nit ñi parce que bu xar manqué woon xëy na mën na fay indi yeneen i nit ñi révolté wu kii état bi ñoom ñu jël. mais Chérif xar bu war a jar 50 000 nga bëgg ko jaayee 125 000 su lambee yow yaa ko teg. mais du lamb mais jaaw xam nga dañuy wax waxu investissement. dama ne la xam nga fii duñ calculer li nga xamante ni moom la ñuy def ci xar yi yow da ngay dañuy yar nii rek di xont loolu buñ koy wax même ñi nga xamante ñoo nekk seen kër yi dañuy xont di xont waaw yow waxuñu xar yooyu xaru coggal yi kenn xontu leen débat la bu xaru coggal yi kenn xontu leen kenn xontu xaru coggal yi moo gën a métti yar xaru coggal gën a métti foofu parce que topp non mais sama mais sama reportage bi non mais Ablaye mais sama reportage bi teefanke bi non teefanke bi dafa ni ma xar yi ci poos la ñu dund waaw dama boo gisee ñu cher ci poos la ñu dund ngay màngaan dañuy màngaan di jënd nee na xont bi cher looloo gën a métti non kon dañuy jàpp ne foog ñu dellu si waat ci bu ñu tëjagum jotaay bi jar na jàngataat xam naa ci waaw ci fan yi di ñëw insha allah comme waxtu bi dañuy xaw a xoj ñu parenthèse la bu ñu tijji woon ñu tëjaat ko ibbiwaat beneen itam laata rek Chérif ngi dem ci jàngat bi muy génn àddina professeur Sourang
professeur Moustapha Sourang nag ku wax taarixu Sénégal ci éducation am na pàcc bu am solo boo xam ne joué na ko ci. muy pàcc bu am solo wax nga ko ndax rek fi mu jaar moom professeur Moustapha Sourang wax ngeen ko sànq sax ci portrait bi nga xamante ne moom bi dam def na ko ca université. nekk fa doyen fac droit daanaka lu ëpp ñaar fukki at. laataa mu ñu koy jox reenu université mu jiite ko ci recteur bi président Wade ñëwee aussi alternance bu 2000 moom professeur Moustapha Sourang gis nañ ni mu takk ay ndomba tànk ci li nga xamante ni kon mooy wàllu ministre jiite na fi ministre de l'éducation ay jamono sax mooy coow li fi métti woon na fi trop ba crise amoon ci wàllu éducation ca lañ ko fa jëlee jox ko enseignement supérieur Kalidou Diallo daal di koy wuutu ca ministère de l'éducation ba mu fa jógee également jiite na forces armées kon muy koo xamante ni gis nañ taxawaayam même commission ñi ngi fi doon wax fan yi wàllu suuf ak coow li ba mu amee Doudou Ndoye bi ñu ko joxee commission réforme foncière bi ba Doudou Ndoye demee moom professeur Sourang moo jiite ba daal di jébal rapport am président muy loo xamante ne kon tiis la fi Sénégal encore une fois depuis quand même un certain temps ñuy nemmeeku ay kilifa yu mag yoo xamante ne kon ñi ngi dem loolu sax bokk na ci prétexte bi tax ñu invité suñ gan ci jamono ji fi mu tolloog mbas meek li mu fi gis li mu fiy def ci ay dégâts muy ñu koy ñaanal yàlla yërëm ko mook Aline Badara Niang ak bu PDS waaw Aline Badara Niang nga xam ne membre fondateur bu parti démocratique Sénégal nekk papa ci Condé Niang mi nga xamante ne jiite woon na fi FNPJ yi nekkoon PCA bu LONASE mook sax gis nga bay la wan min fi dalaloon fan yi passé amoon na ni jafe-jafe ban yóbbu leen foofu ca kaso ba ñu leen ñaanal yàlla yërëm leen ñu am na suñ benn kóllëre Fatou mi ngi koy wax soxna seen naan Miranda Diop mi ngi ci réseaux sociaux yi gis na ne turam dëgg di Khadija Aïdara moom it daal di dëdd ñu ñaanal leen ñoom yàlla yërëm leen xale leen aljana woyofal suuf seen kaw amiin yaa rabbi loolu nag parenthèse la woon bu ñu fas yéene waxtaanee yaakaar naa ay bés bi nu génn ba léegi xew-xew yu tiis yi nag mu ngi daal ci réew mi ñu ñaan borom bi subhanahu wa taala mu yemale ko fi xam ngeen ne daanaka lu jógee fukki fan ay kàngam yu mag ñoom ñoo bàyyeekoo fii dem Barzak ci kanam tuuti nag mbas beeg tolluwaay bi daañu ci waxtaanee ak sunu gan di Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Amine mu jiite cadre unitaire de l'islam au Sénégal Modou Fall ñu jox la daje ëllëg incha allah. incha allah ëllëg kon ci même waxtu bi ni ñu koy waxee. bu juróom benn waxtu ci suba gi jotee ba teg fanweeri simili. mu ngi noonu. ñu jukkil leen xibaaru biti réew yi. 6h30 Modou Fall moom mooy ànd ak Cheikh Tidiane Diawo ci xibaar yi moom laay woowee l'excellent duo de info du matin ci télévision Futurs Médias léegi jàngat bi ak Abdoulaye Cissé. Abdoulaye Cissé ak jàngat bi Chérif tey ñuy waxtaan itam beneen ponk boo xam ne soxal na réew mi waaye itam ñi mu laal bokk na ci taskatu xibaar yi. taskatu xibaar yi la muy fitna koo xamante ne kon teg nañ ko ci këru taskatu xibaar yi bi ci mujj mooy li xew démb fële ci les locaux de Les Échos di yenn kaay boo xamante ni mi ngi génn saa su nekk am ñu fa jaar daal di caxat-caxate yenn kaay bi gis nga ko ordinateur yi ñu daaneel ko rédaction ba ñu daal di koy def lii ba tax na kon gis nañ ni kuréelu tasukaay xabaar yi ak ñëpp koo xamante ni yaa ngi yëngatu ci àq ak yelleefu doomu aadama ñaawlu nga ko te lii du negguleet Ablaye parce que yàgg nañ bu ne coow amee rek am ñu songu ay barabu yéenekaay muy loo xamante ni ci démocratie wala ci état de droit mënee su koo nangu. dugguleet am na fi amati fi ay yooni yoon mais principe bu tas xibaar dafa ànd ak ñu nangu njuumte mën a am ndax lu mën a nekk la c'est-à-dire joxe xibaar bu wérul dellusiwaat ci nangu ne njuumte la loolu ñëpp nangu nañ ko lu mën a am la ci principe bi nga xamante ni moo ñu tax di wax ci joxe xibaar ci ni diw feebar na mu ngi hôpital ci jamonoy Covid bii weddi bi gën ci ku ñu ne da ngaa feebar yaa ngi hôpital kay boo génnee fës ne fàng ne maa ngi nii jeexal na wax ji te journaliste amul lu ko gën a metti lu dul tiiñal ko mooy démenti bi nga xam ne nii moo gën a wóor pour woon journaliste bi ni waxuloo dëgg bu fekkee ni aussi yàqal na la mu def ko mais jàngat biñ ci war a am mooy li ñuy wax rek pesum kanam borom a koy fajal boppam du càggan defante mais ci taarixu Sénégal am na fi événement yoo xam ne yu gën a metti yii la presse bi ñoo ko fajal seen bopp boo demee 2004 am na fi jamono joo xamante ni nii journaliste jote woon na fi ak état muy Madiambal Diagne ñu denc ko ci loo xam ne dañoo jàpp ni dafa publier ay rapport yoo xam ne war woon a feeñ di wone mbuxum gu am ci wàllu justice ci boppam ñu jaay ko doole denc ko
Sud FM ak Sud Quotidien groupe Sud Communication ci même période bi publier fi interview ak chef rebelle bi di Salif Sadio mu doon débat boo xam ne débat journaliste la ci ne war nañ ko publier am waruñ ko publier autorités yi jàpp ni day salfaañe intégrité territoriale mais ñenn ñi jàpp ni nañ ko publier pour peut-être dina discréditer sax waa ji di woote indépendance. Effectivement Salif Sadio bi mu jógee ci loolu presque mënatuloo woote sax ay ñoñam wuyu si ko donc débat presque scientifique la pour wax ni war nañ ko publier wala waruñ ko publier mais loolu état daf cee jaarewul tëj rajo bi di Sud FM pendant des heures. loolu ni ñu ko fajee mooy bi ñu xëyee le 10 juillet 2004 presse bi yëpp dañoo manko bind éditorial boo xam ne ñoom ñëpp a ko bokk ñu ne le monstre est toujours vivant. Presse bi ko bindoon à l'époque plus de 10 quotidiens yu gënoon a ràññee ko le Populaire, l'Observateur, le Matin, le Quotidien, Walfadjri, Sud Quotidien, l'Office, l'Info 7 journaux yu amatul sax tey l'Actuel ak l'As ñoom ñëpp ñu bokk xaatim même éditorial pour wane ni li dal Sud Quotidien Sud FM dal Madiambal Diagne on est tous solidaires kon nga gis ni je suis Charlie fii Sénégal sax la jiitoo laata muy yem France ak feneen ak feneen donc am na yoo xam ne ni tey presse bi mënoon nañoo xëy ñoom ñëpp manchette bi nga xam ne Les Échos def na ko ci ne diw dafa feebar xëy na nit ñi mënoon nañ koo assumer ne ñu nit lii def nañu ko léegi lan moo ñu ciy fekk parce que am na yoo xam ne ni waruñoo yegg ci pasare alalu jàmbur jaru ko président Mamadou Dia may fàttali ni tàgge nañu ko fi rajo d'état moo ko fi tàgge président Mamadou Dia te muy dund weddi bi mu def mooy moom ci boppam woote ne leen waa am yéen nan ngeen ma mën a tàggee maa ngi nii toog sama njaboot wër ma fala yem am na yoo xam ne jaruñu ci yegg te bésu démb bi sëriñ Babacar Sy yàlla na fi yàgg te wér daf ñu jox leçon boo xam ne leçon de vie la loolu rek waroon naa mën a tax li xew bañ a xew kilifa gu toll ni moom ñëw na ci barab ba ñuy suturaale Mansour Kama xàmmeewuñu ko mu jàpp ni fii ñëpp a fi yem te virus bi amul tànn kilifa xamul Baay Faal xamul sëriñ xamul taalibe mu jàpp ni comme gendarme ne ko doo dugg mu taxaw fa mu taxaw loolu tey ay ma kilifa yoo xamante ne xëy na bu ñu leen ko defoon mais ñu wane ni man sama martaba ak sama maqama weesu na ñu may téye ba bu ma solee masque sax c'est-à-dire mu sol masque ñu xàmmewuñ ko sax am na ñoo xam ne bu ñu soloon masque ci kaw ba ci suuf xàmmewuñ leen sax ñu mer yaakaar ni ñoom bu ñu solee masque sax dañu leen war a xàmmee donc lii ni ñu koy fajee du presse bi rek parce que am na sax ay événements yoo xam ne jotewul ak presse Farba Senghor ci ay jamonoom dem na fi saxañi kër Idrissa Seck 24 heures chrono dem na fi toj fi ay journaux mujjeewul fenn donc yooyu ñuy bàyyi muy dem di dem mooy indi yi yëpp te réew mu ñu dem ba yaakaar ni ku nekk mën ngaa def lu la neex te dara du la ci fekk nga fajal sa bopp mooy indi xoolal épisode boobu ñuy waxtaanee fan yi ci kooku ñu jiiñ sàcc kër benn mbër dóor ko ba rey ko loolu réew mu dem ba toll foofu du comportement wu nit te loolu gis nga principe yëpp li ñuy wax pouvoir mën nañoo nërmeelu ba mu def justice justice nag mu ma ko waxee mooy police justice ak ñiy jaarale yoon presse bi sax ñun mën nañu am presse boo xam ne corrompu nangam mais gis nga justice moom moo warul a nërmeelu cim réew parce que moom mooy delloo nit dignité am tey ñii ñu def lii kan la ñu yaakaar justice parce que fajal ko ci wax xëy na du faj lépp justice nag mooy yemale ñëpp. très bien mais Abdoulaye lii lan la mën a jural réew mi. ñaar parce que mën nga cee gis ñoo xam ne dinañ ne sama bakkan de jaralatuma ko te loolu bokkul ci luy suuxat démocratie ndax nit léeg-léeg sa réew war na laa mën a jaral jàngatee ci loo xam ne dafa xew fan yi koo xam ne ni ñëpp bakk nañu ko ci ne pourtant mbokkoo naag ñëpp ci biir réew mi mais terewul amul kenn ku ko ëmbal suturaal ak sànqala muy Babacar Touré pourtant séq naag réew mi yëpp jàmm parce que loolu mooy seede yi te pourtant kenn mësu koo yey ci wàllu liggéeyam bu koy def seetatu ci xarit seetatu ci manque séq kii jàmm donc loolu moo war a dellu siwaat presse bu libre indépendant noonu lay doxalee di fajal sa bopp nag warul am surtout nag ci fi nga xam ni fa la jaaree maanaam ci lu ñu wormal fii ci biir réew mi muy kilifa diine parce que gis nga kilifa diine soo wàccee sa bopp soo eggee fenn yaa fa teg sa bopp waaye boo fa jógee yaa fa wàccee sa bopp te loolu lu jar a moytu la ñëpp ay mortel la ñu nag gis nga fii wax ko fi sax léeg-léeg nit ñi yaakaar ni ba fi président waxee les marabouts sont des êtres mais Serigne Babacar Sy moo ko njëkk ne dëgg la waaye am na ñoo xam ne ñoom gëm nañ ni loolu xotti war ma kilifa diine la woon sax waa mais lan nga mën a wax leneen lu dul kilifa diine ay nit la ñu comme ñun mais réew moo boo ko waxee sax
ñu ne la non waruloo ko wax te loolu war nañ delluwaat suñu xel bu baax c'est-à-dire am na yoo xam ne ñu ni neen la waruñu cee yegg te jaru ko vraiment ku ñu ne da ngaa feebar yaa ngi hôpital boo génnee kay mais tuuma bi jeex na boo wanee sa bopp. léegi pexe bi nag lan la léegi étant donné que comme ku jug rek wala kun bind dara ci yow nga dem yónni bu dee sëriñ la nga yónni taalibe wala homme politique nga yónni say militant ñu saccagé li nga xamante ni kon mooy ba dem ñoom ñooy yónnee de souvent ñoom militants yi seen bopp ñoom ñooy jógal seen bopp dem te kenn yónniwu leen di jaay zel seen initiative bopp la ñuy jël dem daal di dem saccagé léeg-léeg sax sëriñ bi mën na koo bañ a yëg mais parce que bu ñu la defalee boo jubbantiwul dafay mel ni complice nga yow kilifa bi bu fekkee nit dafa jóg ci sa tur bu demee defi mais boo ko jubbantiwul complice nga. li saccage image voilà loolu aussi mooy dëgg. nit bu jógee dem def ci sa tur la moindre des choses mooy nga jóg jubbanti ko. gis nga am na réew mu ñu sori lool sax muy Israël premier ministre Benjamin Netanyahu fan yii lu ne mu ngi koy daj waaye doomam mooy def ay tweet di dénoncer manifestation yi moom moo am réaction bi gën a responsable parce que dafa boole doomam ak ñay manifester ni fii réew mi képp kuy woote violence commencé par sama doom bii def ay tweet di dénoncer ñoo bokk atte moom xuloolowul kenn saagaloowul kenn te loolu kilifa noonu lay doxale mais bu fekkee ne nit ñi di def ci sa tur nga seetaan leen daf mel ni yaa ngi leen di encourager te loolu nag daf fi bari te léeg-léeg kilifa yi taalibe yi ñoo woon ni bootu ci ginnaaw kilifa yi mais kilifa yi finalement ñooy bootu ci ginnaaw ay taalibe te loolu lu ñu war a seetaat la parce que bu boobaa gis nga fii événement day am sax léeg-léeg taalibe yi di am sañ-sañu seen kaddu di jiitu kaddu sëriñ bi ba finalement sëriñ bi pour mu réagir sax day tenir compte ci mbooloom lu ñu wax te warul demee noonu moom mooy war di joxoñ taalibe yi soog a wax. beneen impunité comme ni ñu ko waxee c'est pas un fait inédit yàgg na fi am mais impunité biñ ci faral di gis tamit mën nañu wax ni moom mooy encourager di parce que comme situation yi fi wane fii yëpp souvent ka ñu wax ni moo ko def il ne paye pas kenn du ko condamné kenn du ko def dara mais justice boobu nag ñàkk dox liggéeyam moom mooy waral débordement. daf ñu delloo ci li ma sànq justice. gis nga pouvoir yëpp mën nañoo nërmeelu ba mu def justice man baadoolo bi kii may delloo sama dignité ci ma joteeg borom barke. justice la du presse du keneen. te justice pouvoir bi ñu ko jox c'est-à-dire desalatuñu ko dara. bu ñu deful nag ci ñoom la. bu ma nee justice police bi def enquête la. parce que léeg-léeg police bi def enquête it am fu ko enquête ab joxoñ ñu muur seen i bëtu bopp. léeg-léeg it ñu muurloo leen seen i bët léeg-léeg ñu def sax ñoom ba mu mat waaye ña ko war a mottali du ñu ko mottali loolu mooy problème bi fii ci biir réew mi. ci loolu sax mooy li ñu wax parce que ku mel ni procureur de la république waa les échos nee nañ dañuy porter plainte mais est-ce que lii jar na plainte parce que lu ne fàng la jarul jeex. non xam nga fii yi fi waroon a jaar sax ci ay flagrant délit yooyu yu ne fàng la vraiment kenn du ko jeex enquête bi police bu bëggoon xam. ak a ñoo aay ci bu ñu bëggoon xam ku def lii mais comme teel na ñoo xam fa ñuy joxoñ ak fa mu jëm. bon xëy na duñ ci sawar trop parce que dinañ xam nañu ni muy mujjee te loolu c'est-à-dire imaginer rek ci waa les échos. bu ñuy liggéey sax tey xëy na liggéeyuñu ci seen dal. am afiye am sérénité bi nga xam ne nii moom moo war te ëllëg nga war a bind sax yaakaar ni bu dul sa liggéeyukaay. sa kër lay doon nit mën naa dem toj sa kër. bu la fa fekkee sax lakk mais Moustapha Cissé Lo dal na ko fi c'est-à-dire affaire bi épargne wul kenn te gis nga bu ñu ci jógul tey bu dul man ni sëriñ bii toog fii la jàkkaarloog man mën na ko dal moom tamit épargne wul kenn RFM Mbacké aussi bu fàtt ni am nañu ko ciblé woon fan yi bi ñu fi defee état d'urgence bi daal di koy caxat-caxatee dafa yàgg te loolu à un moment donné foog ñu taxaw ci xool ko te dafa jéggaani presse bi kese dem na ba ci langue politique yi dem na ba ci ay problème mu ay voisins ku nekk yaakaar ni boo amee ku la jàppale loo def dara du la ci fekk jaay doole gi daal lañu gis muy noonu Abdoulaye Cissé ñu lay jaajëfal bu baax a baax ci jàngat bi léegi-léegi ñëw jàll ci beneen pàcc